asalaamaaleykum mbokki sénégalais yi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñi ngi fii en présence de monsieur le président di président booloo liggéeyal Sénégal di mbokku taalibe bu ñuy woowee Rassoul Fall fii ci Atlanta le 12 août 2020 alors tey monsieur le président bëgg nañ ñëw ci maanaam fi nga yaroo fi nga juddoo fi nga màggee ak fi nga jàngee bëgg nañ ñëw ci sa cursus scolaire ba ngay nekk ndaw ba ni ngay amee say diplôme bëgg nañ tamit xam yow lan mooy sa programme lan mooy sa agenda fan nga bëgg jëlee réew mi ak fan nga ko bëgg yóbbu donc bismillah monsieur le président ñu ngi lay déglu. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk sénégalais yi ñoo ngi fii ci Atlanta di leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel ñu ngi bëggoon ñëw nag ba def ak yéen waxtaan ci li nga xam ne moo jëm ci parti bi ñuy wax booloo liggéeyal Sénégal. man Rassoul Fall sénégalais la Sénégal laa juddoo fa laa yaroo fa laa màggee ñaari Sénégal ñoo ma jur samay waajur yëpp ay Sénégal lañu juddoo bi ma amee 2 ans laa dem école maternelle mun préscolaire en face Biscuiterie Médina foofu ci Bourguiba bi fa laa jàngee ba 4 ans bi ma amee 4 ans la ma sama waajur dugal ñu dénkaane ma école Clémenceau en ville fa laa toog ba am 5 ans doog a dugg officiellement nag école ci école élémentaire primaire bi nekk Liberté 4 derrière sapeur-pompier foofu laa toog ba CM1 ci lañ ma doog a transféré école Ouagounia Lyon HLM 1 ci benn maître bi ñuy wax monsieur Watt. C'était un jeune maître diplômé très brillant très pertinent foofu laa defee CM2 ba foofu laa amee entrée en sixième ak certificat à l'âge de 11 ans ci loolu nag laa dem daara sëñ Cheikh Saliou Mbacké ñu tarbiya ma fa ci laa dugg lycée dem lycée d'application de l'école normale supérieure moom la ñu woowee léegi lycée Thierno Seydou Nourou Tall fa laa amee DFM ba fa laa amee baccalauréat en CLIC bi ma amee sama bac lañ ma transféré ma dem université de Dakar faculté des sciences département maths physique ñu koy wax MP à partir de foofu laa doogee am sama préinscription dem États-Unis bi ma demee États-Unis nag maa ngi dem dëkk bu ñuy wax Washington ci collège bu ñuy wax Montgomery College foofu laa def sama associate ma def double major ma jàng management jàng mechanical engineering bi ma amee sama diplôme en associate ci laa dem Ohio State University à Columbus Ohio fa laa def sama bachelor in mechanical engineering as undergrad bi ma yàlla dimbalee ma pare sama bachelor ci laa def nag sama master ñu koy wax international executive master in business administration maa ngi ko defee Paris France école bu ñuy wax International School of Management ak St. John's University in New York bi ma paree sama diplôme ci laa bind sama thèse maa ngi ko bind ci managing in the public sector as opposed to the private sector loolu mooy naka la ñuy mën a yore secteur public ak secteur privé bu ñun Sénégal yëpp mën ci jëriñ loolu nag mooy xam-xam bi nga xam ni boo yoree réew noonu nga koy yore ba comme bi réew mi am Sénégal bu nekk gis ci boppam bi ma paree sama njàng nag laa ñibbi si Sénégal ubbi sama société nga xam ne dama ubbi société ñu tuddee ko management solution ngir dimbale Sénégal ne gisoon naa ni Sénégal am na problème management yu bari yu fi am ci laa ñëw nag di jàngal entrepreneur yu ndaw yi ñu am société yu ndaw ma lañ jàng nu ñuy manager nooy gérer sa business ba mu dox ci loolu tamit ci laa dugg ci gouvernement bi ñu jël ma ci gouvernement président Abdoulaye Wade ak Macky Sall ma nekk ministère de la fonction publique du travail et des organisations professionnelles bu maître Abdoulaye Babou en tant que chef de cabinet waaw ci loolu nag bu ma duggee foofu ci laa gis ne Sénégal boo ko bëggee dimbale dëgg-dëgg mënoo duggee ci base bi ndaxte li nga bëgg def dëgg doo ko mën il faut nga dem ci kaw wàcc bu ko defee nga mën a changer institution yi andi système yu bees yoo xam ne ci la Sénégalais di mën a gis seen bopp ci li nga bëgg liggéey ci réew mi nga mën ko def donc ci laa boobu fekk maa ngi PDS donc PDS de 2000 à 2011 laa fa nekk en 2011 nag laa démissionné PDS ndaxte gisatu ma woon sama bopp ci parti pour créer sama parti bopp
ngir mën a am sama xam-xam ak sama expérience bi ma am États-Unis ngir mën a ñëw dimbali sama réew Sénégal ci la mu yàlla dimbale nag ba nii comme ni ñu koy wax fi mu nekk ni l'heure a sonné à son heure ndaxte sama récépissé jot naa ci ba sama parti ñuy tudd booloo liggéeyal Sénégal léegi nag dama bëgg képp kuy Sénégal yi nekk ci diaspora bi xam-xam bi nga am ak expérience bi nga am ñu boole ko dem Sénégal ak li Sénégal yi xam-xam bi ñu am ñu boole ko liggéeyal Sénégal ngir Sénégal jëm kanam ndaxte jaaduwul Sénégal dëkk boo xam ne dafa am ay richesse ressources naturelles am pétrole am gaz am or am zircon am phosphate jaaduwul fi mu nekk ni Sénégal di am benn problème boo xam ne mooy ñuy dund nii problème électricité war duñ ko am problème ndox war duñ ko am problème dund war duñ ko am baykat yi war duñu am problème Sénégal war na dépassé fii stade bi ñu nekk loolu moo ma motivé nag ba ma ni nañu delluwaat suñu réew buñ fa dellu ñu changé réew mi loolu ñu ci li ñu koy teg mooy suñu programme politique li muy doon mooy ci point yi lay nokk bi ci gën jëkk mooy santé dëkk bu amul santé dara du fa mën a sotti nit su wérul mënul def dara mënoo jaamu yàlla mënoo liggéey kon santé bi war nañ ci taxaw góorgóorlu ba ku feebar ñu faj la wàññi ko ba nit ñi mën a fay su fekkee ni nit dafa am urgence ñëw hôpital jarul ñu koy sonal ci pay nañ ko faj ba noppi toppatoo ko ndax nit day fonk doomu aadama suñu borom dafa fonk doomu aadama kon ñun ñi Sénégalais war nañ fonk doomu aadama wane ko nag ci taxawaay bi nga war a taxawoo suñu mbokk Sénégalais yi ku ñëw hôpital ñu faj la jaadutul jigéen di wasin di nekk di ko wasinee ci saret mbaa mu koy wasinee ci àll ba kenn bañu ko taxawu mbaa mu koy wasinee ci këram jaadootul jigéen di wasin bakkanam du ci des wala bakkan doom du ci des wala ñoom ñaar seen bakkan du ci des lu dul ci coobare suñu borom waaw kon santé war nañ ci taxaw médecins yi ñu jàngal leen def leen ay formation yu performante jox leen xam-xam yu wóor yoo xam ne dañuy am xalaat bi ak mën-mën bi pour mën a faj sénégalais yi loolu nag ñu boole ko ak équipement yu baax yu mucc ayib yi nga xam ne mooy équipement de dernier cri yi nga xam ne moom la àdduna mi pays développé di utiliser ngir ñu li ñu bëgg mën a def Sénégal ñu mën ko def fay leen salaire yu baax ba nga xam ne kenn du dem di liggéey di xalaat noo joxe ma dépense nooy dundal sa njaboot ak foo leen di def kon war nañ toppatoo médecins yi ba nga xam ni benn sénégalais dootul am benn yitte dem hôpital te lu mu bëgg du ko am waaw système yi nag de contrôle yoo xam ne ñi ñuy dégg ni nga xam ne nit day ñëw andi ñëw hôpital ñu koy laaj xaalis bi dul jeex mu jënd ay garab boobu duñ ko utiliser comme ñu ko utiliser ba jóg di ko jaayaat ñeneen yooyu dafa war a jóge médecin dafa war a waat ni man damay taxaw askan bi jàppale askan bi bu ko defulee ñu dal ci kawam waaw kon loolu mooy li nga xam ne mooy priorité mooy santé bi dañu war a góorgóorlu ba Sénégal nit ñi am santé bonne santé loolu nag fu muy tàmbalee mooy nga set ci sa bopp nit day set comme ni la ko diine digale nga set ci sa jëmm set ci sa kër set ci li ngay sol set ci fi nga dëkk set ci dëkk bi nga xam ne muy Sénégal ñu toppatoo ko assainir ko ba nga xam ni benn salte du am ci dëkk bi loolu fa la tam ba noppi ngay dund bu baax di lekk lu baax di lekk alimentation bu baax importation nga xam ni aliments yu bon yi andi Sénégal nga xam ñu ci bari ay jàngoro luy jur ñu dagg ko waaw buñ ko daggee nag nga xam ne lépp lu Sénégal dund nag di dundeeti dañ koy bàyyi fii suñu réew loolu mooy yóbbu suñu deuxième point bi nga xam ni mooy agriculture mooy mbay mi dañuy war a jàppale baykat yi fexe ba baykat yi am ay semences yu baax semence yu qualité de très très bonne qualité graines yi nekk graines yoo xam ne comme fii États-Unis da ngay gis benn doomu gerte mën na jur gerte goo xam ne dina am ñett ba ñeent doom ci biir yooyu mooy ay qualité yu baax jox leen qualité semence yu baax yoo xam dañ ko tànn sélectionné ko baykat bi tam war na am formation ñu jàngal ko nooy bayee mu xam suuf xam nooy bayee xam technique agricole yi jox ko matériel jaaduwul baykat yi comme ñu nekk États-Unis ni ñuy bay nga xam ne benn baykat lay doon yor matériel agricole yu baax mais dafay mën a bay lu yaatu waaw bu bayee lu yaatu Sénégalais mën ci jëriñoo bu ñu mën a autosuffisance alimentaire États-Unis baykat ñoo fi ëpp xaalis ndaxte dañuy bay lu bari waaw dañuy bay lu bari boo yaatalee mbay mi nga diversifier itam produit yi waaw nga bay gerte bay mboq bay dugub xam nga ndax Sénégalais mën a dundee loolu waaw donc loolu mooy li nga xam ni mbay bi war nañ ko jàppale baykat yi ba mu nga xam ni bu ñu bayee ba noppi waruñu am benn problème écoulement war nañ ñëw ci tool bi jënd fa li ñu bay wàññi seen xaalis jox leen ñu jël produit def ay produits transformation ba gerte gi mën a andi diwlin andi saabu ba andi électricité bi nga xam ni dafa nekk problème Sénégal électricité waratuñu am problème Sénégal am na soleil
géej day andi électricité, gerte day andi électricité, mbalit sax day andi électricité. Kon waruñu am problème électrique au Sénégal. À partir de mbay mi war nañ fexe ba loolu mu féete boor. Baykat yi tamit ñu regroupé ci benn chambre boo xam ne buy soxla financement ñu mën leen financer, xam nga ñu def ay formation. Mais nag ci biir loolu nag boo demee ba bay nag nga fay impôt, ndaxte impôt yi mooy tax mooy suqaliwaat gox yi, mooy tax ñu mën a tabax école, ñu mën a fay médecins yi, mën a fay enseignants yi, defaraat ci dëkk bi, defar tali yi, dundalaat gox yi. Kon baykat bu nekk boo bayee ba noppi nag nga delloo njukkal sa réew, fay impôt yi comme ni mu waree. waaw bu ko defee nga mën a am jiw yu jëm déwén yu dencal la ko nga xam ne bu déwénee doo fi nekk sa amee problème jiw yu jàpp ne ba noppi da ngay heure jiw day jot rek nga daal di génn sa jiw daal di jiw. Kon loolu dañ koy organiser ay système yu tegu ci yoon. waaw muy ay système yoo xam ni fii lañ ko jàngee ci école américaine yi, bëgg ko yéene ko suñu réew. bu doon suñu sabu dañuy dagg Amérique simple ko ñoo samp ko Sénégal. waaw mais dinañ ko andi nag ci nu mu gën a rafetee nu mu gën a selle nga xam ne day dëppoo ak suñu réalité. Donc loolu lañ bëgg a def ci bay bi ci mbay bi sàmmkat tam ñu jàppale leen añi sécurité nga xam ni seen nag yi duñu faatu duñu dee ci àll bi, ñu mën a dund, ñu encadré leen ba ñoom tam ñu nekk ci ay chambre de commerce yoo xam ni bu ñu soxla financement ñu financé leen jàppale leen ñu mën a nekk ci am sécurité, xam nga di leen jàppale bu ñu produit ay produit de meew ñu mën a jël loolu daal di ko yóbbu ci usine ñu transformé ko def ci yeneen produit meew mun na andil nekk na andi fromage, yooyu yëpp nit da koy soxla ay produits yoo xam ni mooy may nit ki wér gu yaram. waaw bu ñu jógee ci loolu ñu dem ci napp gi dañuy contrat yi la ñuy éliminer, dootuñu nangu benn pays étranger ñëw fi di napp suñu jën di ko yóbbu seen réew yi. géej gi pour sénégalais la. waaw réglementé contrat yi bu ñu la joxee temps de heure ngay napp bu ñu la ko waxee ñu vérifier ko pour dépasser ñu defal la ay charte yoo xam ni di nga fay ay taxes yu metti. waaw ndax sénégalais ñoom moom géej gi ñoo ci war jëkk jëriñu. jàppale tamit nappkat yi mettre leen ci chambre de commerce bu rafet boo xam ni bu ñu soxla financement ñu financer leen, mettre leen dans de très bonnes conditions. Boo nappee ba ñëw ñu jël jën yi écouler ko ci marché bi nga xam ne sénégalais yi dundee ko. Donc loolu moo jëm ci wàllu mbay bi. Beneen point bi mooy éducation. dañoo bëgg képp kuy sénégalais góor ak jigéen xale dugg ñu jàngal ko nga xam ne dañuy am ba nga am formation civique. ci biir formation civique nañu boole ko formation religieuse, que nit ki jàngum àdduna ak jàngum religion ñoo ànd. waaw bu ko defee boo duggee 6e ñu jàngal sa diine, nga bu dee catholique wala jullit bi nga foofu ñu andi la jàngal sa diine, ñu recruter sëriñ daara yi wala pasteur yi évêque yi andi leen ñu jàngal xale yi du dëgg. bu ko defee boo gën a ba am entrée nga mën a mokkal dara ci ay saar. boo nee ba am bac nga wàcc alxuraan, xam sa diine, xam sa xam-xam bu sa diine lu dëgg nga nekk un homme équilibré. Parce que nit ki sax amul diine daanaka perte la. waaw diine mooy équilibré nit ak diine boo mënti gëm il faut nga mooy tax li nga jàng ci école bi mu équilibré ba moo mën jëriñ sa réew jëriñ sa bopp. waaw donc kon éducation bi loolu ñu bëgg a fay nag professeurs yi ak maîtres yi lu doy loo xam ne dinañ mën a dundal seen njaboot ba dinañ mën a consacré wu ci jàng bi ba nga xam ne allez dinañ mën réussir. grève yi ñu arrêté ko, waxtaan ak maîtres yi ak syndicats yi seet lan mooy problème réel yi, waxtaan ak ñoom toog si autour d'une table régler les problèmes. waaw li ñu mën ñu wax ne li lañ mën li ñu mënuñu xam ne mënuñu ko, waaye dinañ ci def ay jéego ba keroog ñuy régler problème grève dañ Sénégal. étudiants yi tam ñu jàppale leen, mettre leen dans de très bonnes conditions d'études, jox leen lekk bu baax, salle d'études yu baax ak salle de classe yu baax, ay programmes yu baax. élève bu génn, étudiant bu génn balaa ngay génn ñu utal la liggéey, mën la caser jokkoo ak société yi privé yi jël leen ci biir public bi, fonction publique ñu jël leen ñu ndax ñooñu ñooy avenir Sénégal dafa am chance bu rëy mooy dafa am jeunesse. waaw te réew jeunesse mooy avenir réew. waaw dëkk bu am jeunesse war nga boo góorgóorlu rek da ngay daal di dem. kon jeunes yi bari nañ Sénégal ni ñu góorgóorlu ubbi ay ubbi ay usines ay industrie nga xam ne industrie de transformation ni ñu mën fa liggéeyee lu mu bon boo dee jeune nga mën a yor sa bopp. père de famille ñu fay leen lu ko doy loo xam ne dañu mën yor seen njaboot du ñu am benn problème. waaw doo mën a liggéey ba weer dee mënoo dundal sa njaboot wala mënoo fay say loyer mënoo yor sa njaboot, loolu jaaduwul. waaw loolu dafa war a jóge Sénégal. waaw loolu nag la ñu bëgg a def sunu priorité. waaw boo éducation bi jàllee ñu ñëw ci wàllu jeunesse bi jàppale leen xale yi mën a am liggéey. jaaduwul nga ñëw ci banque nga ñëw fekk ñaari guichet ubbi, war nañu ubbi 5 guichets jël nit ñi incité secteur public ñu jël dafa ne ay incentives yoo xam ne day mën a tax ñu sawar jël ci supermarché yi ñu jël andi ay casiers yu baax lu dëgg. loolu day andi emploi ci réew. assainissement bi ñu jàpp ci parce que mbedd bi ñi koy bale ñooñu ñëpp liggéey la.
waaw donc créer ay sociétés yoo xam ni ñooy transformer mbalit bi waaw jël plastique bi transformé ko saleté bi ñu transformé ko mu mën a jël ay engrais mun jur leneen nga xam ne loolu ay liggéey ñuy dawal oto yi ñuy dawal oto yi liggéey la ñi nekk itam ca boîte bi itam liggéey la donc kon ñii yëpp mu nekk yoo xam ni day jàppale jeunesse bi góorgóorlu ba nga xam ni ñoom itam dinañ gis seen bopp ci réew mi waaw beneen point bi nag mooy sécurité parce que dëkk bu amul sécurité daal du mën sotti waaw andi nag ay garde fou génnee militaires yi guddi gën a militaires yi armée bi da génn waaw di def ay patrouille bëccëg benn police ak gendarmerie nekk ci mbedd mi du ñu nangooti benn sénégalais ñëw di terroriser nit ñi teg ko ci lu ko neex dañ koy digaaleeg yow foo mënti làqu boo demoon grotte bi gën a sori dinañ la fa fekk buñ la fa fekk dinañ la fa génne te dinañ ko digaaleeg yow du dëgg du yoon Sénégal nit mënu fi am jàmm nit mënu fi am salaam na ngay nekk sa kër tëdd ba guddi nit daj sa bundu kër tiital la yóbbu sa fit jaxasal yow sa njaboot loolu dafa war a dakk fii war ngaa mën a teg sa xaalis sax ci mbedd mi nit du ko laal parce que loolu la ñu diine laaj loolu tam la ñu éducation civique laaj kon loolu war nañ fa àgg waaw de andi ay loi yu strict commencé ko ci ñun ñii waaw bu ñu wàccee yoon loi bi ñu dal suñu kaw keneen ku ko def itam ñu dal sa kaw ñu xam ni noonu lay demee amatul benn intervention da ngay topp loi bi boo ko toppee yaa ngi si jàmm boo ko topp di nga sonal sa bopp waaw prison yi tam ñu réaménager leen nit ñi seen condition yi ñu fa nekkee baaxul ñu defar ay prison yu gën a yaatu pour nit ki tam jox ko droit am mais ñi nekk ci prison yi dañuy génne ñoo defar dëkk bi dinañu bale dëkk bi dinañ dem ci tool dinañ jàppale baykat yi liggéey waaw nga tàmm liggéey ci biir prison yi ba boo génnee pour recaser la ci biir société bi sax du jafe ndax tàmm nga liggéey gis boo ko defee di génn ñu jël gis di xam yoo lañ jàppoon yóbbu la prison boo ëllëgee doo di nga def te kéemtalaay kàttan boo dee nit ku baax boo dee as gor di nga def loo xam ne dina yóbbuwaat foofu kon loolu mooy tax Sénégal mën a développé waaw léegi nag immigration bi tam ñu bàyyi xel ñi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi Sénégal yi diaspora bi ñu fas yéene ñu ñibbisi ñu bëgg investir gis seen bopp waaw ñibbisi seen réew ñu facilité leen ut leen ay jox leen ay dëkkuwaay waaw koo xam ne ñoo nga Sénégal boo amee ak qualification ñu ut fu ñu la dugal nga xam-xam bi nga am nga service ci sa réew war nañ toll foo xam ni doo wax lan la ma Sénégal mën defal waaye da nga war a seet lan laa war a mën a defal Sénégal jàppale sa réew ay sénégalais lañ boole suñu xam-xam lépp buñ ko boolee incha allah di àndandoo di diisoo di waxtaan di yëkkatandoo di tegandoo li ñu bëgg ci réew mi dinañ ko am waaw Sénégal dëkk bu tedd la suñu borom dimbal lañ jox ni ay nitu yàlla yu baax waaw nga xam luñ ñaan yàlla def ko kon jàmm rek a fi am ñun ñëpp cohabitation bu rafet lañ dëkkee muy julliti muy chrétiens yi ak ñeneen ñëpp ci jàmm lañ ma Sénégal loolu mooy Sénégal ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi kon encore une fois de plus ñun li mooy suñu programme li ñu bëgg ñu jàppale ñu nañu sénégalais jàppale bu ñu jàppalee ba ñu yéeg incha allah bu soobee yàlla dinañ fexe ba sénégalais bu ne gis sa bopp ci réew mi waaw loolu lañ bëggoon ne dañ ko àndi bàyyi ko xel man tam bëggoon naa leeral leen ne bi ma defee sama étude bind naa sama thèse te sama thèse comme ni ma leen ko waxee maa ngi ko bind management in the public as opposed to the private moom laa bëgg wane moo nekk nii lii wane naa ci solution yëpp loo xam ne dafa jëm ci wàllu développement noo yoree réew bu amee ay jafe-jafe noo koy lijjantee kii bind naa ko depuis 2004 ñu ngi nekk nii donc dina accessible ku ko bëgg a am mën ko am dinañ ko tirer dinañ ko publier ba nit ñi Sénégal yi mën ko am di ci jàngi ay xam-xam yu laa ci def yoo xam ni xam-xam yu mucc ayib la yoo xam ni nit bu ko liiree dina ci jëlee dara donc bëggoon nañ Sénégal yi xam ko ni donc bokk na ci li nga xam ni mooy suñu recherche moom lañ def te loolu lañ bind ci wàllu développement donc kon une fois de plus ñoo ngi santaat bu baax Sénégalais yi ñu ngi leen di sant di leen ñaan ngeen jox ñu confiance nga incha allah bu ñu suñu borom dimbalee ba confiance boobu ngeen jox ñu ko suñu borom nangul ñu ko bëgg nañ liggéeyal Sénégal bëgg nañ Sénégal bokk ci parmi les pays développés waaw waxatuma sax ay pays émergents mais pays développé lañ koy def ndax développement mentalité rek la waaw bu ñu la dimbali ci sa mentalité rek nga xam ne loolu jël mbalit di ko sànni ci suuf di nga dox ba mu jaral la nga dem ba ci bopp bi def ko fa loolu itam ñu koy changé di defar dëkk bi muy set ngay contribuer ci développement dëkk bi loolu lu yomb lay doon waaw Sénégal bu ne gis sa bopp ci loolu ñoo Sénégal ñoo ko moom kenn mënu koo xar ñaar nit ñaa Sénégal mooy sunu gaal nañ dugg ci gaal gi taal ko mu tàkk ñu yóbbu ko fi ñu ko war a yóbbu fépp loo xam ne Sénégal mi ngi koy séntu muy yaakaaram muy mbéyam ci réew mi war na ko mën a gis war na cee mën a teg loxoom waaw loolu la ñuy waxtaan encore une fois de plus ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ci attention bi nga ñu am di sant ñi nga xam ne ñëpp moo jëm ci wàllu parti booloo liggéey Sénégal di sant ñi nga xam ne ñooy membres yi ak ñi nekk ci comité exécutif bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant ñi nekk Sénégal tam ñu ngi leen di sant bu baax di sant ñawaa diaspora bi di sant mboolem Sénégalais yi di ñaan
ñu jàppale ñu encore une fois de plus ba mission bi ñu am ñu mën ci am lu kaw suñu njot ñoo ngi leen di nuyu di leen sant di leen ziar asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.